plateau spécial Covid-19 situation du jour ñu daal ci ñëw tey nag yemoo ak mercredi 13 mai 2020 di daal di ñëw ci résultats yi nga xam ne si ni moom moo tukkee foofu ci ministère de la santé et de l' action sociale jëm ci wàllu Covid-19 muy coronavirus suma naataango la ci àndal Moustapha Mbaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mahfous di am mbégte à chaque fois rek di fi teew ñuy waxtaanee coronavirus bi. alors tey bala ñuy ñëw ci résultats yi ñu daal di fii am naqar ak tiis bi nga xamante ni dal na ci suñu kaw tey ci suba ñu am ñaari cas décès yoo xam ne si ni ci coronavirus bi moom moo ko indi mu nekk ñaari nit yoo xam ne si ni ñu ngi tolloon ci 75 ans ñoom ñoo ñàkk seen bakkan démb tey jii la ñu ko wax ci communiqué bi nga xamante ni jóge na foofu ci ministère de la santé et de l' action sociale kenn ki mi ngi décédé foofu ca Touba ki ci des mi ngi décédé fii ci Ngor ñoom ñaar ñëpp ay mag lañu woon. kon loolu la ñu am ci li nga xamante ni moom moo tukkee foofu ci ministère de la santé jëm ci wàllu Covid-19 mu ñi nga xam ne si ñoom ñoo fi bàyyi ko niki démb. Moustapha xam naa dañuy commenter benn commentaire bu ndaw foofu ñu soog a ñëw ci résultats yi nga am parce que doy na waar 2 décès. ok voilà loolu la ñu am tey. 2 décès ci benn fan mais man li ma ci balaa ba ma gannaaw bu ma ko jaalee ñi nga xamante ne ñooy Sénégal gi yëpp. parce que encore une fois ñi ngi ci 21 ñoo xamante ne ñàkk nañ seen bakkan te dara waralu ko dul coronavirus bi. dañ koy jaalee rek Sénégal gi yëpp di ñaan yàlla xaare leen àjjana fa ñu jëm. mais tamit dafa am beneen lecture ma si def parce que d'habitude dañ daan am communiqué recevoir nañ fi communiqué sax xaaju guddi. waaw communiqué ñoom dañoo génn àddina bon je ne comprends pas est-ce que stratégie bu bees la moo waral ñu dajale ñaari ba tey xëy ñëw suba joxuñu ko. wala tamit dafa doon loo xam ne dafa am ci diggante bi ba information yi la ñuy yéex a jot comme gisoon nañ fi ko décédé woon jeudi. ñu annoncé ñu ko samedi. donc je sais pas xaw ma daal. man je pense que ak jaxasoo la ñuy bañ ak. waaw ak pëccëxoo parce que bu fekkee à chaque fois bu décès amee ñu génne communiqué waaw décès amaat 3 heures de temps. après ñu génnaat benn communiqué mën na indi jaxasoo. parce que bi ñu ko fi defee bi ñu amee 3 décès yi. dafa jaxasoo woon journée boobu noonu. c'est vrai nit ñi xamuñu woon au total ñaata la ñu am donc je pense que ni moom gën ba bay def situation du jour ñuy wax nombre de décès bi ñu am. ñuy ñaan yàlla mu yem foofu. waaw xam nga tamit bu affaire avancé tuuti duñ mën. waaw ñaanuñu yàlla yegg ci schéma bu mel noonu. mais imagine toi bu ñu demoon ba amay 3-4 décès mënoo chaque 1 heure de temps nga jox benn décès finalement da ngay kon li nga wax rek dama la fay rejoindre. mais am na beneen côté boobu na tamit mën na jur musiba. parce que comme transparence lañuy def dañuy bañ ay supputation commencé génn. nekk jékki-jékki annoncé ko xam ne coronavirus moo ko rey te deewu ko wala feneen annonce fële yeneen annonce am comme ni mu commencé woon ci cas yi ba ñoom ñi def ay communiqué chaque jour laata ñi di adapté wu carrément donc pour man daal yaakaar naa ne daal technique bu baax la mais aussi tamit am na côté yoo xam ne tamit mën na fa produire yoo xamante ne mën na jur beneen effet bu ñu yaakaarul woon ci communication boobu ayca kon ñu ngi leen di jàlle seen ay mbokk waaye tam ci di ko jàlle ñi nga xamante ni ñoom ñooy Sénégal yëpp ñu ñëw ci résultats yi ñu am tey jóge foofu ca ministère de la santé de l'action sociale tey 920 tests la ñu réalisé foofu ca institut Pasteur 110 ñoom ñoo ñëw nekk ay cas positifs mu nekk un taux de positivité bu toll ci 11,9% donc 102 la ñu am ay cas contact suivi ak 8 yoo xam ne si nii cas issus de la transmission communautaire ñu gisee leen fële ca Médina foofu ñett lañ fa am ak Touba foofu ñu am fa juróom donc ñeent fukk di 40 patients daal dinañu ñibbi seen i kër donc mën nañu wax nu ñibbi wér nañ donc am nañu juróom-ñett ñoo xam ne si nii ñu ngi ci ay cas grave ñu nekk foofu ca hôpital Fann foofu ñaar moo fa nekk ak hôpital principal foofu ñu ngi fa amee li nga xamante ni moom mooy 6 ñi ci des seen wér-gu-yaram mi ngi am tan bu baax bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi nga xamante ni jógee na foofu ca ministère de la santé et de l'action sociale comme ni ñu ko waxee ci njëlbeen bi Sénégal daal dinay enregistré tey ji démb sax la ñu ñàkk seen bakkan muy ñaari nit yoo xam ne si ñi nga tolloon ci 75 ans ñoom ñoo ñàkk seen bakkan jëm jóge ci li nga xamante ni moom mooy coronavirus donc kenn ki mi ngi gaañoo foofu ca Touba ci hôpital bi nga xamante ni moom mooy hôpital Matlaboul Fawzayni ki ci des moom foofu ca Ngor la dëkk waaye mi ngi décédé foofu ca hôpital Fann bi 3h10 jotee donc jamono ji may wax ak yéen 2015 cas la ñu enregistré depuis mbas mi dugg fii ci Sénégal donc mu nekk 782 yoo xam ne si nii wér nañ ba ñibbi ci seen njaboot ak 21 yoo xam ne si nii ñàkk na ci seen bakkan ñuy ñaan yàlla mu yemale ko foofu donc jamono ji may addu ngeen di teewlu 1301 ñoo nekk ci hôpitaux yi ñu leen di amal li nga xam ne si moom ay traitement ngir ñu mën a am tan ñibbi ci seen njaboot Moustapha noo jàngatee bilan tey bi
dafa mel ni taux bi ngi yokkaat waaye tamit kon cas communautaire yi aussi. ñu ngi wéy di lambee. cas communautaire dañoo ñëwaat ak doole dañoo ñëwaat ak doole boo xoolee bu baax sax parce que démb 2 lañ amoon. tey ñu dikk si ak 8 cas communautaire. donc dafay doon loo xam ne pratiquement mi ngi wéy daal di exister si biir communauté bi. mais yaakaar naa ne comme niñ ko yàgg di waxee rek. cas communautaire yi moom mbir la moo xamante ne moo tax jàngoro ji fi ñu toll nii mi gën di law Sénégal. waaw constat bi lenn la parce que gis nañ ko cas communautaire moom dafay dellu si à chaque fois mi mbir moo xamante ne à chaque fois ñi koy gis rek dafay doon loo xam ne dafay indi benn njàqare ci askan wi parce que ñi ko xam te xamuñu ko ñi ko am te xamuñu ku leen ko wàll ñooñu mën nañ ko wàlle keneen wàllaat ko keneen de ce fait que jàngoro ji di propagé ci biir askan wi. yegg ci dimension yoo xamante ne dafay gën di jéggi dayoo. leneen lu ñu gisaat ci constat bi tamit mooy ci point du jour bi mooy tamit nombre de tests yi ñuy def gis nañ ne tey yegguñu 1000. bon bu ñu mënoon di yegg ci 1000 nag yaakaar naa mooy doon li gën xaw ma nag lan mooy critères yi. est-ce que du jàngat bi may def foofu dogguma la. ndax gis naa ne à chaque fois bu ñu yokkee nombre de tests yi ñi am ci li nga xamante ni moom mooy ñi am coronavirus. dañuy xool ne que ñi wér dañuy xaw a wàññeeku. est-ce que du foofu la ñuy jëlee. pour mën a compléter test yële est-ce que loolu mooy tax tey muy xaw di wàññi. mën na am loolu lépp nga ci biir nombre bi loolu lépp nga ci biir dama def constat boobu à chaque fois bu ñu amee ay 1000 dañuy gis ne nombre de guéris bi dafay wàññi mais suñu xawee wàññi li nga xamante ni moom mooy nombre de tests yi ñuy amal pour ñi am coronavirus dañuy gis ne ñi nga xamante ni ñoom ñoo wér dañuy bëri. est-ce que dañuy def benn période ñu yokk ñu def ay tests plus de tests ñi nga xam ne si ñoom la ñu am pour xool seen wér-gu-yaram ba xam virus bi ñu ngi ci ñoom ba léegi wala nekkul ci ñoom wala tamit benn instant ñu xool ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir ay cas contact lañ wala ay cas communautaire ñu def ay tests ci ñoom yu bëri. loolu lépp mën na am parce que am na benn docteur bu ko doon wax mu ne buñ sañoon sax gën a xam échantillonnage bi ni muy demee. cas contact yi ñaata cas communautaire yi ci ban échantillon lañ leen jëlee c'est-à-dire district yi nga xam ne fa lañ leen testé wala ci koñ bi leen testé ñu xam par exemple ñu ne jël nañ 100 personnes. am nañ ci 2 cas communautaires wala jël nañ 15 personnes am nañ ci 5 cas communautaires ñu ne ñoom buñ sañoon sax côté cas communautaire yi échantillonnage bi ñu koy am bu ko defee mu gën a leer comme li nga expliqué nii tamit ci test yi rek. bon côté boobu seen communication bi joxe ñu ci lu leer parce que dañuy wax cas contact cas communautaire rek daal di joxe xam naa ku rapproché woon toujours gën a jege ministère bi di nga gën a am takk bu wér ci cas communautaire yooyu ak cas contact yi mais ba tey bu ñu revenir raté ci point du jour bi dañuy gis ne aussi cas contact yi ba tey ñoom ñooy daanaka ñoom ñooy wéy di ëbale résultats yi ñëw chaque jour di wane ne rek cas communautaire yi ñuy jël identifier leen ñi ngi wàllaate bu baax a baax te loolu dafay tax nag képp koo xam ne jamono ji nga jàpp ne comme slogan bi wala bi xalaat bi ñenn ñi am ne ku nekk da ngay jàppe soog ni ko am corona nga boo ko defee di moytu rek amaana mën nga dëkk baa nga rombax te koo xam ne sax cas communautaire la mi nga doomu jàng te du la wàll donc loolu dafay laaj ay dispositions yu bees laaj beneen taxawaay yu bees boo xam ne bu ñu ko defee rek amaana yàlla mën nañoo suturaal ba ñu bañ a dugg si jàng waaye dafa mel ne cas communautaire aussi dafa am fu mu tënku benn zone bu muy tënku muy Dakar ak Touba à chaque fois ñun ñooy ñëwaat Dakar Touba moom mënoo am liste cas communautaire te du si bokk waaw loolu moom ak Touba voilà donc dafa mel ne foofu la ñuy tënku cas communautaire yi mais ay bërëb la yoo xamante ne pour man démb dégg nañ ministre bi mu ne Dakar dina fi def benn kii boo xamante ne benn stratégie bu bees boo xamante ne dañuy fexe nu ñu ndar keppee jàngoro yu Dakar parce que bu ñu ko tënkee fii rek amaana jàngoro ji mën nañ ko fi yemale parce que ñu bëri dañuy jóge fii dem ci biir région yi di ko fa yóbbuwaat ñu bëri tamit dañ koy am fii di ko tas parce que ñu xam nañ Dakar ni ñu dundee ak promiscuité bi dëkkin bi ni mu demee nit ñi dañuy jégaloo naananu attaay bi ak ñu bëri ñoo xamante ne ba léegi ñoom seen yoon nekku si jàngoro ji kon jàngoro ji bu ñu fexee ba tënk ko fii ci Ndakaaru rek amaana mën nañ am chance mu abal ñu wala mu wàññeeku bu baax a baax ci biir dëkk bi kon Dakar tamit war nañ mën a toftal ci wér gi Touba parce que diwaan la boo xam ne aussi tamit jàngoro ji bëri nañu ko fa am bëri na tamit ñu fa wér waaye ñu fexe rek ba nga xamante ne parce que luñ fa gën a mën a yokk test yi Dakar dina tax ñu teel a détecter nit ñi teel leen mën a fàcc. ok ñu wax ci leneen li nga xamante ni tamit actualité li jëm ci wàllu Covid 19 muy ubbite école yi bi nga xamante ni Macky Sall àdduna ci bët ki démb ne le 2 juin dinañ tijji li nga xamante ni moom mooy école yi ñu ngi def examen mën a dem jàngi ngir mën a amal seen ay examen waaye mesures yooyu dafa mel ne dina tàbbi géej ndax ñenn ci élèves yi ñoom nee nañu du ñu dem jàngi ji parce que du ñu jël benn risque
loolu tamit lu xel mën a nangu la ginnaaw sa teguñu fi benn dispositif boo xam ne si nii tamit dina dal la xel. waaw mooy élèves yi bootu ci les collectifs des gouvernants scolaires des gouvernements scolaires xaw ma mooy xam nga école dañuy amee gouvernement ñoom sax dinañ amoon ay janoo ak taskatu xibaar yi pour gën a xam ne daal ñoom fas yéene ñoo dem jàngi ji parce que gis nañ ne daal li ñu gis dalul seen xel bon mi taxawaay boo xamante ne mën naa ne dañu am dañu am ndimbalu seen i wayjur ndimbalu ak ñoo xam ne ñu ngi observe parce que bëri na ay parents xam ne ñu ngi toog naan gisaguma lu daal sama xel loo xam ne mën naa bàyyi sama doom mu dem parce que dañuy comprendre mbir mi chaîne la boo bàyyi sa doom mu dem gannaaw bu fa foree jàngoro sa kër gi lay dellu si te fa lay fanaan si yow doo si mucc sa jabar du ci mucc keneen ku nekk ci kër gi du ci mucc kon du doon jàngoro boo xam ne ci kenn lay yem li ñu naan ay du yem ci boppi borom mooy feebar coronavirus bi ba tax na bëri na ay wayjur yoo xam ne tamit fas yéene ñoo bàyyi seen doom ñu dem loolu dafay indiwaat rek problème mu mesure bi nga xam ne jël nañ ko ne dañuy tijji école yi xam nga dara jaru fee paraxee dara jaru fee yàkkamti la santé avant tout wér-gu-yaram moo jiitu lépp bëgg a sauver année bi ba naar sacrifier doomu jàmbur parce que élèves yi bu ñuy jàngi dem dañuy jël ay moyen transport gis nañ fi ñu toll nii rek transport en commun yi pour nga gis si benn rek jël ko c'est tout un problème nit ñi dañuy fees dale ci arrêt duñu leen gis loolu boo ci yokkee ay élèves ça devient compliqué lan moo leen di yóbbu pour nga liggéey rek déjà taxi wala yeneen oto yi ngay jël clando yi yooyu dafay cher ba nga xamante ne ku ci am ñaar ba ci ñetti gos nooy def ba mu dem jàngi nooy def ba mu wàcc ba ñibbisi ak ñi nga xamante ne tey jii ñi ngi si biir dëkk bi war a ñibbisi jàng si nu ñuy def am na ñoo xam déjà ñi ngi ci fond fin du pays di fa dallu wala di fa comme jàng amatul donc ñoo ñëpp ñu war a retourner war a jàngaat et je pense que daal war nañu mën a teggandi mesure boobu ba ci kanam tuuti en attendant ñu gis du gën a leer suñu kanam mi ngi noonu li ñu seetaloon ci waxtu daanaka jeex na looy tàggatoo Moustapha waaw li may tàggatoo rek mooy encore une fois di xam ne nag mbir mi daal mi ngi fi te mi ngi wéy di def ay jéye ci biir réew mi ba tax na ku nekk ci ñun rek na nga gën a jël ses responsabilités président wax na ko def na sortem nit ñi nag ku nekk conscient nga ne xam na ne léegi nag mbir mi si yow la dépendre donc comme ku nekk si yow la dépendre nag ku nekk na nga def sa kéemte lay kattan parce que ku nekk faggoo rek yàlla mën a def ñu rompre chaîne de contamination bi te bu ñu ko defee cas yi dinañ wàññeeku bu baax a baax comme jëwriñ bi nee na pic bi mi ngi fi ba noppi parce que am nañ bañ amee 177 yi dañ cey teg 110 defe naa tey ñu am 109 xaw ma 109 ak 110 am tey foofu mooy pic bi waaw donc ce qui veut dire que donc mën nañu am yaakaar ne courbe bi ngi wàcc actuellement ñu am ci njort bu rafet rek ne bu subaa nañ amaat nombre yu ko gën a ndaw acca kon mi ngi noonu seen plateau spécial de Covid 19 la woon fii ci Sunugal 24 ñu leen di jox dig daje suba incha allah beneen plateau yi génn résultat